asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen émission allo docteur may nuyu suñu invité docteur Doudou Sène docteur nuyu naa la. maa ngi lay fay Marie Rosalie di nuyu auditeurs yëpp. di am mbégte di ñëw fii tey pour waxtaan ak askan bi ci wàllu feebar yi nga xam ne mooy Covid ak paludisme. waaw docteur Doudou Sène pour auditeurs yi ko xamul moom mooy coordonnateur bu programme national de lutte contre le paludisme di PNLP maanaam banxaas bi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu laale ak xeexum sibiru ci ministère de la santé docteur dafay baax ci ndorteelu émission bi nga xamal auditeurs yi ñuy déglu PNLP lan mooy njëriñam ci Sénégal ci lan lay yëngu ak ci lan la nekk ci jamono. jërëjëf Marie Rosalie di am mbégte lool du mën a waxtaan ci fànn boobu tey ji programme national de lutte contre le paludisme ñu koy wax PNLP état du Sénégal moo ko mettroon en place en 1995 que jamono yooyu sibiru nekkoon na problème de santé publique majeur c'est-à-dire problème boo xam ne li muy dal ci doomu aadama yi bari na bari goo xam ne il fallait que état bi jël ay matuwaay yoo xam ne dañuy saytu exclusivement xeex bi nga xam ne mooy xeex sibiru mu nekk programme boo xam ne tey ñu ngi ko logé ci direction bi ñuy wax direction de la lutte contre la maladie nga xam ne yeneen feebar yu bari lañ cay saytu DLM boobu tamit di koy wax direction de la lutte contre la maladie mi ngi bokk ci direction générale de la santé donc mooy programme bi nga xam ne donc ba nga ko créé ak léegi ça fait 25 ans muy ñaar fukki at ak juróom Sénégal nag def ay jéego yu bari ci wàllu xeex sibiru bi parce que bu njëkk ba liñ leen am ci sibiru boo leen seetloo bari woon na lool mais jamono yi ñu ngi am ay jéego yoo xam ne tey Sénégal dafa bëgg fii ak 2030 yu tàggoo définitivement ak sibiru xeex bi nag ñu ngi ci am ay jéego yu baax mais tey jii am na ay risques yu bari yu ci nekk yoo xam ne bu ñu deful ndànk mën nañoo delluwaat ci jamono yu njëkk ya parce que tey boo doon dugg ci centre de santé bu nawet jotaan da ngay gis ne dañuy hospitaliser ba tëral nit ñi ci couloir mais loolu léegi jafe na pour nga gis ko ci yenn centre de santé yi sauf fi nga xam ne tey mooy wàllu zone sud muy wàllu Kolda Kédougou ay Tambacounda fa ngay gis yu mel noonu gën a bari ba tax na donc léegi ministère de la santé tamit am ay défis yu bari ci jamono yu nekk nii ci wàllu xeex sibiru bi parce que li tax mu jafe Sénégal même bu defee ay jéego yu bari am na dëkk yoo ba xam ne ñu ngi ñuy wër lu mel ni Guinée lu wala Mali ba tey sibiru bi ni mu daan def bu njëkk ba foofu fii ci Sénégal noonu la nekkee ba tey jii ba tax na il faut ñu am effort yu bare ñu continuer di ko def loolu nag liggéey boobu du état du Sénégal kese moo koy def dafa am ñu bari ñu ciy jàppale muy ay partenaires techniques et financiers notamment li ñuy wax Fonds mondial nga xam ne lépp luy jëm ci sibiru yu jëm ci tuberculose jëm ko ci sida ñoom dañuy jël koppar yu bari du ko dugal ci réew yi pour jàppale leen pour fexe ba ñu tàggoog sibiru lu mel ni USAID à travers programme bi nga xam ne président américain moo ko mettroon en place jamono yu yàgg ñu koy wax fondation Bill et Melinda Gates du moins nu mu tuddati Bill Gates non j'ai oublié le nom du président moo mettroon en place li ñuy wax PMI President Malarian Initiative boo xam ne day permettre ñu mobiliser ay ressources jox ko réew yi nga xam ne seen doole dafa néew pour ñu mën a xeex sibiru ñoom itam dañuy jàppale lu bari mais également Banque islamique de développement ba ñu demee ba def ay jéego lu mel ni bët gànnaar bi état du Sénégal dafa amoon benn projet bu mu soumettroon li nga xam ne mooy Banque islamique de développement pour accompagner ñi nga xam ne dans la zone nord ci bët gànnaar muy Saint-Louis Louga Matam ñu fexe ba tàggaliko ak lii nga xam ne mooy sibiru ci fànn boobu dama bëgg a dellu si tuuti ci sibiru bi nu mu bëndee actuellement ci Sénégal en 2019 tey ba ñu xoolee li ñuy xayma ci nombre de cas yi ñu am ci wàllu sibiru mot na à peu près 300 000 mënuma ko expliquer en détail ci kii bi mais 300 000 yooyu boo xam ne tey jii boo jëlee téeméer bu nekk ci 300 000 yooyu mun naa ne juróom fukki yi ak benn yépp ñu ngi koy gis fële ci Tambacounda ca Kédougou ak ca Kolda ñoo concentré pratiquement lépp luy sibiru ci Sénégal mais néew ma sibiru amul feneen tey 20% yi ñu ngi ko répartir lii ci Kaolack lii ci disons Diourbel mooy deuxième ñi nga xam ne fa la feebar bi gën a bëre topp ci ay Kaffrine ensuite ay Fatick et boo demee léegi ci mel ni Dakar ñu ngi ñoom itam commencé di ñëwaat bien que bariwul trop ñu ngi toll à peu près ci 15 000 cas en 2019 moins que ça à peu près 14 000 et quelques mais boo demee tey lu mel ni Thiès foofu tamit wàññeeku na bu baax mais am na ay gox-goxaan ci biir Thiès yoo xam ne tey affaire bi gën na fa des tuuti
ñu dem léegi Louga pratiquement foofu tamit def nañ ay jéego yu bëree bëri nga xam ne wàññeeku na boo demee lu mel ni Saint-Louis pratiquement bu ñuy wax prévalence nombre de cas yi ñu am pour 1000 habitants incidence bi foofu pratiquement mën nañ ne 0,0 lañ ko am foofu ca bët gànnaaru Sénégal lu mel ni Saint-Louis boo demee Matam tamit foofu noonu Salika noonu mais par contre boo demee lu mel ni Ranérou lu mel ni Kanel foofu dafa am gox-goxaan yoo xam ne xaw naa bari tuuti moo tax stratégie yi nga xam ne globalement moom la ñuy utiliser mooy jumtuwaay yi nga xam ne moom la ñuy jëf pour xeex sibiru bi mën nañ koo tënk ci ñetti fànn bu ci njëkk mooy fexe ba nit ki du feebar. mooy la prévention. mu am ay bànqaas yu ci nekk yoo xam ne nan la ñuy def ba nit ki bañ a feebar pal bi ci njëkk mooy moustiquaire imprégné d'insecticide ñu ngi koy wax sànke yi ñu nandal yi moom ñëpp xam nañ ne mooy jumtuwaay bi gën a efficace pour mën a aar nit ki ci sibiru parce que tey jii sànke yi boo gisee en 2019 def nañ fi campagne universelle de distribution boo xam ne plus de 9 millions de moustiquaires état du Sénégal séddale na ko ci Sénégal gi yépp ba pratiquement kër gu nekk amul fooy dugg te doo fa fekk sànke sauf ñi nga xam ne dañoo amoon peut-être ay bañ pour ñu bañ a dugg seen kër mais képp ku nanguwoon ñu dugg sa kër ci 2019 pratiquement mën nañ ne joxe nañ fa ay sànke muy première matuwaay bi ci des ci wàllu prévention mooy aspersion intradomiciliaire aspersion intradomiciliaire boo ko déggee mooy dañuy jël ay poudre yoo xam ne dañ koy jaxase ak ndox boo xam ne day permettre mu rey yooyu yi nga xam ne ñooy indi sibiru parce que tamit balaa ngay wax prévention il faut nga xam sibiru bi nan lay ñëwee ci nit ki muy bu njëkk bi mooy que ne benn yoo la boo xam ne ñu koy wax anophèle day ñëw fekk ci nit ki benn doomu jàngoro bu ñuy wax plasmodium falciparum bari nag ay façon plasmodium ay xeet yu bari la nga mel ni nga ne séeréer nga ne joolaa nga ne tukulóor boo demee ci plasmodium yi tamit dafa bari ay xeetu plasmodium mais bi ñuy gën a gis Sénégal te bi gën a garaaw muy plasmodium falciparum donc yoo bi day ñëw fekk nit ki nga xam ne dafa am doomu jàngoro bi mu matt ko bu ko mattee dafay farale jëlaale deretam ci deret lay dundee bu ko jëlee nag day am doomu jàngoro bi ci biir doomu jàngoro boobu balaa muy pare mu dem ci keneen màttaat ko bàyyil ko fa noonu la sibiru bi di lawee ba egg ci nit ñi moo tax léegi pour nga mën a protéger wu da ngay fexe ba soit nga rey yooyu soit nga fexe ba wut benn barrière boo xam ne da lay protéger contre moustique bi donc mooy premier type d'intervention deuxième type d'intervention mooy li ma wax aspersion intradomiciliaire soit da ngay ñëw fekk fa yooyu nekk nga fexe ba rey leen ak ay produits yu ñuy faral di utiliser bi ci des mooy ci wàllu traitement bi préventif traitement préventif bi dafa am li ñuy wax traitement préventif intermittent ci jigéen ñi nga xam ne dañoo wan lor am na ay doom yi ñu leen di jox ñu koy wax SP sulfadoxine pyrimétamine pour leur permettre de se protéger contre maladie bi ak protéger en même temps seen doom parce que dafay am benn impact mu am boo amee sibiru nekk jigéen gu wërul bi ci des mooy la chimioprévention saisonnière du paludisme yooyu dafa am ay gox-goxaan yoo xam ne fa lañ koy def du fu la neex nga defee ko fa gox yi nga xam ne tey jii nawet bi dafay faral di bari ñeenti weer d'affilée daf koy am mais en même temps prévalence bi c'est-à-dire nombre de cas yi ñu am pour 1000 habitants dafay xaw a bari ci xale yi muy 3 mois ba 10 ans dañ leen di jox ay garab yi ñuy def tamit sulfadoxine pyrimétamine boole kook amodiaquine ñu koy wax Fansidar ci ñi ko xam loolu nag ñu ngi koy def ci région de Kédougou ci région de Tambacounda ci région de Kolda Kaolack ak Diourbel mooy 5 régions yi mais pour fukki district ak juróom-benn parce que Sénégal ni mu bindee ci système de santé dañuy am région médicale am ay district am ay poste de santé am ay case de santé donc ci loolu mooy chimioprévention bi mooy beneen type bi ci des mooy li nga xam ne mooy wàllu diagnostic nan la ñuy def ba xam ne lii sibiru la léegi nag loolu Sénégal à partir de 2007 dafa introduire li ñuy wax test de diagnostic rapide moo lay permettre nga xam ndax lii sibiru la wala du sibiru parce que avant 2007 lépp lu doon yaram bu tàng rek dañ daan considérer na sibiru la moo tax dañ am ay millions de cas mais bañ dugalee test de diagnostic rapide bi nañ xam ndax lii sibiru la wala du sibiru parce que yaram bu tàng bopp biy metti ngay wàccu am na yeneen jàngoro yoo xam ne dafa daan manifester woon noonu à partir de ce moment nag bañ dugalee test de diagnostic bi permettre na Sénégal quand même wàññi drastiquement nombre yi nga xam ne dañ daan wax nombre de palu la test yooyu nag suñu xeex mooy fexe ba foo mën a dem ci Sénégal di nga fa fekk test yooyu
bi ci des ci wàllu diagnostic wax naa ko am na yeneen matuwaay nag ci wàllu laboratoire parce que bu njëkk ba da ngay def goutte épaisse da nga koy def ci benn lab ñu prélever pour xool dans les centres de santé et dans les hôpitaux noonu la ñuy defee mais dans les postes de santé test rapide la ñuy def pour nga mën a xam ndax lii sibiru wala du sibiru. léegi beneen stratégie bi ci wàllu prise en charge bi mooy prise en charge boo demee ba def diagnostic bi léegi da nga war a faj mooy fexe ba garab yi nga xam ne mooy artémisinine boole ko ak beneen garab. ñu ngi koy wax combinaison d'artémisinine moom la ñuy jox les ACT moom la ñuy traité ñi nga xam ne ñoo am sibiru bu nekkee cas grave ñu fexe ba defal la artémisinine injectable loolu mooy wàllu wërgu-yaram wàllu traitement bi ci traitement bi nag am na ay stratégie ñu def en place stratégie bi boo xam ne ci biir centre de santé poste de santé yi mën nga faju foofu boo sa yaram tàngee sa bopp di métti nga xalaat ne sibiru la boo fa demee dañ lay jël en charge mais dañoo gis ne fépp amul poste de santé ñu dugal benn stratégie ñuy wax PECADOM la prise en charge à domicile des cas de paludisme nga xam ne dañuy jël ay ndawu askan bi former leen bu baax a baax ci centre de santé wala poste de santé yi nekk ñoom ñooy dem di saytu askan bi bu sa yaram tàngee dana leen war da nga bëgg a xam ndax sibiru la wala du sibiru boo fa demee da nga leen fekk ñu am matériel nécessaire dinañ am thermomètre dinañ am ay médicaments dinañ am test de diagnostic rapide boo fa demee dinañ la wax ndax yow am nga sibiru wala amoo sibiru mais du gox yëpp lañ koy def à peu près am nañ ci lu tolloog juróom-benn téeméeri junni 3000 DSDOM yoo xam ne à travers le Sénégal ñoom ñu ngi def liggéey bu mel noonu mooy prévention mooy prise en charge au niveau communautaire mais am na ay cases de santé aussi yoo xam ne dañ ko fay jël en charge donc globalement lii mooy stratégie yi nga xam ne moom la ñuy faral di doxal ci wàllu xeex sibiru mais loolu yëpp buñ ko mënee dañ ko lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñooy kër universitaires yi mooy ñi nga xam ne ñooy ci kër jàngalukaay bu mag bi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy def ay recherche muy ay professeur Daouda Ndiaye muy ay professeur Ibrahima Babacar Faye ak ñeneen ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu lii di yooyu parce que benn boo gis rek xam-xam la bu ci lalu yoo bi nan lay comporté woo fan lay dëkk nan la ñuy def ba sàmm ban la ñuy def ba rëbb ko et cetera yooyu yëpp dafa am ay branches yoo xam ne ñoom ñoo ñu wër tey di ñu jàppale ci ay xalaat nan la ñuy fexe ba mën a faagagal yoo bi lii di parasite bi ci boppam tamit dañ koy jàngat parce que dafay am ay mutation yu muy faral di am ba nga xam ne garab yi ñu koy jox day dem ba dem am ay résistance moo tax chaque année am nañu ay surveillance ci efficacité thérapeutique bi nga xam ne dañ koy def en rapport avec l'université pour xool ndax garab yi ñuy joxe am na efficacité ba léegi balaa ñuy am résistance donc voilà en gros li nga xam ne mooy les différentes stratégies mais aussi communication bi parce que communication bi daf ci am solo moo tax médias yi tey jii bu ñu fi ñëwee dafa am solo pour mën a yee askan bi ci xeex wàllu xeex sibiru parce que dafa nekk feebar boo xam ne rek dafay reyee day reyee lu bëri parce que l'année dernière en 2019 waxuma ci nombre de décès yi mais jotoon nañu am lu toll ak 260 décès mooy ñaari téeméer ak juróom-benn fukk yoo xam ne faatu nañ ci xale yu ndaw yi aussi am nañ ci ñuy faatu woon tamit ba tax na donc feebar ba la boo xam ne waruñ koo négliger moo tax tey ji état du Sénégal vraiment mi ngi ci def moyens yi mu war a def yëpp mi ngi ko ciy def wax dëgg fa la pour que Sénégal mën a tàggoog sibiru fii ak 2030. balaa ñuy ñëw docteur Doudou Sène ci li nga xam ne moom ngeen def ci atum ren gi ci wàllu stratégie concrètement ci 2020 bi méngale ko ak mbas mi dañuy ñëw ci feebaru sibiru ni muy tëddee damay wax auditeurs yi rek ne mën nañu dugg bu ñu wootee ci 33 825 18 30 jokkoo ak docteur Doudou Sène di coordonnateur programme national de lutte contre le palu dañuy faral di dégg bu ñu fàttalikoo suñu ay émission yoo xam ne def nañ ko ak ñoo xam ne feebaru mbas mi da leen a daloon léegi-léegi dañ doon naan bu njëkk ba dama foogoon sibiru la wala dama foogoon grippe la mujjantal ga ba ma sonnee ñu yóbbu ma defal ma test ñu ne Covid la bëggoon naa nga leeralal auditeurs yi similitude yu am maanaam en tout cas mandarga yi nga xam ne xaw na ñuroo sibiru grippe ak coronavirus bokk ko te tey jii nan la ñu war a def ba bañ a dugg ci erreur di laam-laame ne sibiru la wala grippe ba ndekete Covid la ba mu mujj la yóbbu fu sori dañuy jël auditeur bi nekk ci ligne bi ba pare asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah sëñ bi noo tudd wala fay wootee. sama Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. ñu ngi lay ziar Mouhamed Thiam. waaw maa ngi leen di ziar man tamit bu baax a baax di leen nuyu di leen gërëm di gërëm Sud FM l'ordre national des médecins ak Val d'Afrique. jërëjëf.
di gërëm tous les auditeurs principalement El Hadji Touré ak Ibou Ngoné Mbengue ak ñeneen ñëpp macha allah ay jàmbaar la ñu ngi suivre émission yi macha allah. waaw di nuyu sa docteur boobu. waaw di ko laaj allo. waaw ñu ngi lay déglu. waaw di laaj docteur ma ne ko comme ren particulièrement c'est une année Covid est-ce que stratégie yi ngeen doon def depuis 1995 ba léegi ba xeex si bur vraiment liggéey ngeen si liggéey bu am solo macha allah. est-ce que xeexu Covid bi est-ce que du wàññi seen doole si palu bi. parce que ren ba léegi man maa ngi Mbour Malicounda mais gisaguma ñu distribuer ay moustiquaires te dañ ko doon def chaque année. te nawet bi ren elle est pluvieuse. waaw te ku ne ndox mu bari rek nga ne yow bu bari te waaw. léegi parce que damay ragal parce que paludisme bu ànd Covid moom est-ce que palu bi du nekk une morbidité daal. waaw parce que xale yi dañ naan Covid bi du leen def dara mais pour sama xalaatu bopp de xale bu ci am palu mu ànd ak Covid. faragal naa ko de. loolu daal la laaj docteur lan ban stratégie daal lañ ci waaj macha allah jërëjëf. jërëjëf Mouhamed Thiam ci ñaari laajte yi am na solo docteur ci kanam tuuti bu ñu jëlee ñeneen ñi ba pare dinañ la jox kàddu gi nga tontu am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar noo tudd wala fay wootee. waa kay Rosalie maa ngi lay delloo ziar bu baax. Ibou Ngoné Mbengue yëmbal. Ibou Ngoné ñu ngi lay déglu. ñoo ngi rafetlu émission bu baax di nuyu docteur. jërëjëf. di nuyu Mouhamed Thiam moomu génn léegi ak mboolem ñuy déglu émission bi ñoom maître Barok Père Ibrahima Ndiaye. waaw kay dama doon laaj docteur rek ndax bu ñu seetloo at yi ñu passé ci ginnaaw gi maanaam sibiru bi ni mu meloon ak léegi dafa mel ni comme ñoom dañu maîtriser paj mi. par rapport ak boobu noonu. du ko ñaareel dañu gis comme dañu nekk ci jamonoy nawet yooyu bari na ndox mi bari na. ni ñu daan xeexee siburu dafa mel ni Covid bi daf ko làq. te siburu ni mu mel ci doomu aadama dafa mel ni daanaka bu la dalee rek ñu yëg ni dal na la ci côté bu nekk nag. te ñu ne nit mën na amee Covid ba wér te du ko xam ma bëgg mu méngaleel ma ñaari yoon ban mooy différence bi. bu ko defee ñoo ngi rafetlu jotaay bu baax a baax. d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax Ibou Ngoné 33 825 18 30 ngeen participer ci seen émission Allo Docteur jokkoo ak docteur Doudou Sène di coordonnateur programme PALU asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. salaamaaleykum Marie Rosalie. waa kay. kii Ousmane la Mboro. Ousmane Mboro ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant di rafetlu waxtaan. jërëjëf. di nuyu docteur ma ne. dama bëggoon maanaam mu ràññeetle sibiru. ku mu dal ni mu lay def ak Covid bi ku mu dal nu mu lay def maanaam ñaar yooyu. est-ce que si ni ñuy feeñoo nit ci dafa méngoo dafa nuroo ba mu ëpp wala mën nañ koo ràññee daal ci ki mu dal te demagul docteur. ak itam dama dégg te benn docteur mu naan dafa am ñoo xam dañ leen seetoo ñu am feebar bi. ñu daw nangu ñoo faj ñu bàyyi leen. est-ce que loolu mën na nekk wala mënta nekk. di leen sant di leen gërëm. jërëjëf Ousmane woote Mboro docteur mu bëgg xam rek ndax palu ak Covid ni muy feeñee ci nit ñi mandarga yi benn la wala am na yoo xam ne ñoo ko ci bokk beneen laaj bi di malade boo xam ne dañ nga testé Covid nga ne bëgguñu ñu faj la nga dem est-ce que loolu wóor na donc dañuy jël ki nekk ci ligne bi après nga tontu ci loolu asalaamaaleykum. maaleykum salaam Marie Rosalie Ndiaye. Mbarka. maa def. na ngi ziar. maa ngi leen di ziar bu wér. ngi delloo ziar. sa technicien sa invité. mais Marie Rosalie. buñ ne sibiru de moom rayatul à Louga de région yi moom xanaa bokku ci Sénégal. sibiru ngi rey ba léegi. parce que buñ ne sibiru du rey ñoom dama bëggoon a xam ci yan anam lan ko teg parce que feebar bi moom xëy na Dakar lan concentré wu di xool mais région yi boo demee Kër Momar Sarr fa la guerre ba nekk foofu ndox baa ngi. même pas à Dakar rek parce que buñ nee ndox du nawet rek canal yaa ngi fi ak canal 4 yaa ngi fi yooyu moom ñu ngi fi.
te tamit ñun bu dee dañuy dem ba américains yi di ñu dimbali ci ay moustiquaires ñun suñu gouvernement bi lan lañ ñuy jariñ ministre boo xamante ni ministre de la santé boo xamante ni du docteur du médecin kooku war nañ ko xoolaat ci suñu réew mi bu ñu demee tamit ba feebar ñëw ñuy jàpp nit ñi di leen fayeekuloo à cause de takkuñu masque là y a problème nanu wax ci problème yi ku nekk bañ a sauvegarder sa poste rek nanuy wax parce que bu ñu waxul nit ñi duñu xam mën nga invité ay invité nga wax leen pour dimbali leen mais ñoom dañuy dem ba dañuy tëj sax seen bopp parce que nit ñi ñëpp Dakar rek du Sénégal quoi comme ni koy Nicolas di waxe yàlla xam na ni boo demee ci yenn dëkk yi à part Dakar nga génn région yi amul dispensaire bay am ay hôpital Louga sous région bi yëpp moo ko yor Linguère ba Taara Louga hôpital Sakhir Mbaye moo couvrir loolu ba Podor kon y a problème système santé Sénégal nan jublu ci système santé Sénégal stagiaires yi médecins yu ndaw yi ñu recruter waat parce que nii y a problème à Marie Rosalie di leen gërëm di leen sant quoi merci beaucoup jërëjëf Barke waa Louga docteur dégg na question yi ak contribution yi ak problématique yi nga posé yëpp dina ci jéem a indi tontu asalaamaaleykum mbokk mi nekk ci ligne bi. maaleykum salaam. na nga def na Marie. maa ngi fi Abdou Sakor. Abdou Sakor ñu ngi lay ziar. allo allo. waa kay Abdou ñu ngi lay déglu. maa ngi lay nuyu Marie Rose na nga def. maa ngi fi rek. maa ngi nuyu invité bu baax a baax. mu ngi lay fay. ma ne. moom dafa wax ni daaw mooy dee ci sibiru bi mën na 230. 230 ñoo dee ci sibiru bi daaw. surtout actuellement corona bi weesu noonu loolu kon loolu jot na mu leeral askan bi ni corona moo gën a garaaw mooy sibiru bi. na am nañu noonu mooy sibiru moo gën a garaaw ci corona te daaw 230 ñoo wàññeeku bi mooy sibiru. te corona bi actuellement dafa gën 6 mois te 250 et quelque wàññeeku na kon loolu mooy jar na ñu xamal ni corona moo gën a garaaw sibiru. ok maa ngi lay siyaar baax na. jërëjëf Abdou Sakor ñu jéem a xoolaat benn wala ñaari auditeur su ko defee docteur tontu leen ñu waxtaanee mbirum palu ak Covid 19 waaye tamit ak grippe lan la ñu bokk ndax nit ñi mën nañu ràññatle balaataa ñoo dem hôpital ne lii moo leen dal wala lële waxtaanee tamit stratégie yi nga xam ne programme palu bëgg na ko teg wala teg na ko ba pare ci atum 2020 bi nga xam ne dafa tombé ñu nekk ci jamonoy mbas ak yenn inquiétudes yi nga xam ne yenn diwaan yi ñu ngi koy am 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ok sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar bu baax. noo tudd wala fooy wootee. waaw ñu ngi wootee Thiaroye di rafetlu émission bi. jërëjëf. di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu docteur. waaw loolu nga foofu nga daanee la ne fa la ñuy jëmale suñu kàddu. mu di ñun li ñu jaaxal ci jamono ji comme mooy seen rôle maanaam heure bi dañ daan distribuer ay sànke ak di def seen sensibilisation te boobu ba léegi dégguñu ci dara. li nga xam ne wax na ko ci Covid bi te maanaam mandarga yi mu joxe da yëpp dafa méngoog ci buru te bi si nawet bi yëg si yeegul woon ñu bëri xalaatoon nañ ni bu heure ci buru yu jotee Covid bi dina yokk kon loolu naka lay mën a leere ci bopp nit ñi ci mooy diggante ci buru ak Covid bi ñaareel bi ci topp mu di moom li mu fi wax moom lañ daan faje ci buru loolu daal ba léegi dafa dese leer ci boppu askan wi bu baax a baax a baax kon daal ñu dolli ñu ci leeral ñoom docteur yi te ñu di leen jaajëfal itam ni gën a sàmmoonteeg maanaam la nga xam ci ni moom la ñu waatoon jàngi woon ko ci jàppale askan wi ci bañ a dugg ci yenn ci itam dinañu dimbali bu baax a baax jërëjëf jërëjëf kon nag dañuy tëjandi antenne bi su ko defee ñu bàyyi docteur Doudou Sène tontu auditeurs yi ki njëkk a woote di Mohamed Thiam woote Malicounda di ne ci atum ren gi nga xam ne dafa tombé ak mbas mi dafa mel ni stratégie programme palu dafa wàññeeku bu baax a baax ndax niñ leen doon sentiré ci yeneen at yi dafa mel ni sentiré wuñ leen ko ci atum ren gi ndax ba ci jamono ji ñoom déggaguñu wala bokk jotaguñu may fàttali ne moom Malicounda Mbour la nekk jotaguñu ci sànq yi nga xam ne ñu ngi ko doon séddale docteur loolu lan nga ci tontu.
jërëjëf vraiment di remercier auditeurs yi nga xam ne moo ñoo fi poser question ak ñi nga xam ne jotu ñoo dugg vraiment ay questions yu pertinent la ñu dugal. mais damay faral di wax ba corona bi démarré ak léegi damay am benn misaal bu may faral di joxe ci xeex sibiru bi ak corona bi gis nga buy taw booy jooy day jafe sa rongoñ ñi feeñ loolu lay faral di wax souvent. mais wax dëgg fa la ba ñu tàmbalee mbas bi ba léegi. en mars 2000 ci mën naa ne wax ci semaine yi ci topp ci le ministre Abdoulaye Diouf Sarr joxe instruction bu ferme à l'ensemble des chefs de programme képp kuy saytu programme boo xam ne beneen feebar lay xeex pour ñu jël ay matuwaay parce que avant dafa am benn expérience bu fi amoon en 2014 ñu ko wax Ebola OMS nga xam ne mooy saytu mbootaay xeet yi jëm ci wàllu yaram jàngat ci ne ba mu amee Guinée ak Mali amoon nañu lu tolloog 14 000 nit yu faatu ci paludisme parce que nit ñi dañoo jëloon seen lépp concentré ko ci wàllu Ebola bi ba bàyyi woon kii bi parce que li ko indi woon mooy ñaari mbir soit population yi dañuy ragal a dem ci structure de santé yi ragal ne bu ñu fa demee mën nañ fa amee Ebola bi loolu tamit dañ koy commencé waat gis fii da ngay gis koo xam ne yaramam dafay tàng au lieu mu dem ci hôpital wala mu dem ci poste de santé wala case de santé parce que fi mu ne nii amul fooy dem ci Sénégal te amul foo mën a defee test wala ñu xool sa yaram bu sa yaram tàngee ci wàllu sibiru amul loolu dafa impacté lu bare ci ñi nga xam ne ñooy am sibiru ci dëkk yooyu jàngat boobu nag moo taxoon ñu élaborer dès le départ li ñu wax benn genre plan de contingence nan la ñu war a taxawee ñun ci wàllu Covid bi nga xam ne moom la ñu jël suñu équipe toog waxtaan am nañ ay stratégie yoo xam ne chaque année noonu lañ koy doxalee bu nawet bi di waaj ñëw ak même bu nawet bi nekkul ñu amoon ay campagne de prévention yoo xam ne waroon nañ ko dérouler mais risque bi ci amoon ak restriction yi ñu joxe woon taxoon na il fallait ñu xalaat nan la ñu war a mën a demee ci loolu ci fànn boobu ñu xayma benn kayit bind benn benn document bu ñuy wax plan de contingence pour xool programme nan lay liggéeyee ci wàllu Covid bi ci contexte bi ñu nekk parce que nit ñi waratuñoo jegante nit ñi waroon nañoo toog benn place pour éviter déplacement yi bari ba tax na donc loolu ay xalaat yu bari génn ci nan la ñu war a doxee ñu ne kat pour mën a dérouler suñu campagne yi nga xam ne prévoir nañ ko nañuy fexe ba protéger non seulement agents de santé yi mais également nañu protéger population bi ci fànn boobu pratiquement mën naa ne plan de contingence bari na ay xayma mais li ma ciy gën a jàpp mooy masque yi ñu jënd nga xam ne mooy masque mooy kii barrière bi ak li nga xam ne mooy ay gel yu ñu waroon jox agent de santé yi ci fànn boobu ministère de la santé jënd na 1,5 million masques yoo xam ne daf ko jox programme national de lutte contre le paludisme pour non seulement doter région médicale yi mais également ñi nekk ci case de santé yi ak DSDOM yi ma la doon wax sànq PECADOM yi pour permettre leen bu ñuy dem ci kër yi mën a sol seen i masque en même temps yore seen i gel pour mën a def seen i diagnostic c'est vrai ñu bëri ñu ngi naan dégguñu mais ci plan de contingence boobu ba nga xam ne dëkk ak dëkk net mënul déplacé wu mooy ba ministre de l'intérieur tëjee région yi jot nañoo quand même faciliter déplacement 1 million de moustiquaires imprégnés d'insecticides parce que damay fàttali ne campagne yi ngeen di faral di dégg ñetti at yu nekk lañ koy def parce que dañ jàpp ne sànke bi nga xam ne moom la ñu may war na mën a def ñetti at chaque année chaque 3 ans ñetti at yu ne dañuy organiser campagne mag 2016 lañ ko organiser woon ensuite 2019 moo tax nit ñu bëri dégguñu événement bi campagne bi. mais am na lu ñuy wax distribution de routine boo xam ne boo demee ci poste de santé bi wala centre de santé bi boo soxlaa sànke boo fa demee sànke bi ñu la mayoon boo fa demee mën nga ko soppi parce que dafa yàqu wala dafa bënn wala dara. ba tax na donc nit ñi mënuñoo dégg comme riiru campagne bi ñu amoon en 2019. parce que du at mu nekk par ñetti at la. par ñetti at la ñuy organiser campagne yu mel noonu moo tax nit ñi déggu mais tey district boo demee ne damaa soxla sànke bu nga ko am ñi nga xam ne mooy jigéen ñi warul yi lii mooy xam ne mooy xale yi ndaw yi am moins de 5 ans. dañ leen koy jox gratuitement. mais bu nekkee na nga nekk adulte soxla sànke boo fa demee normalement téeméer lañ la ko war a weccee. téeméer boobu mooy permettre quand même ñoom communication bi ñuy def wala sànke yi ñuy jël di ko transporter di ko indi di ko déplacer ci yooyu la ñuy jël di ko delluwaat ci loolu parce que ay partenaires ñoo ñu ko wax. am na question boo xam ne am na ku ko laaj ne lu tax partenaires yi di ñu may tout le temps ay moustiquaires. di wax ne Sénégal tey jii c'est vrai mënewul fépp
waaye mi ngi dugal liggéey bu loxoom bu baax a baax ci xeex sibiru tey projet BID boobu ma lay wax ni 70% yi état du Sénégal 30% lay indi 11% du mois ci budget boobu mais li ci des BID moo koy joxe beneen 30% yi ñu am benn partenaire boo xam ne daf ko maye prêt la bu ñuy def état da koy rembourser pour moo ne état am na ay jéego yu muy def quand même ci wàllu xeex sibiru bàyyiwul noonu personnel bi fi nekk moom moo leen di fay donc loolu yëpp dañ koy xayma ci contribution bi état bi di def beneen question bi mooy différence bi maintenant entre le paludisme ak lii di Covid-19 dama bëgg a fàttali ñaar ñëpp ak grippe. parce que ñett ñëpp boo xoolee ci wàllu ni muy feeñee ci doomu aadama mi pratiquement ñoo nuróole lu ci bari boo demee ci Covid-19 bi ñu koy wax coronavirus bi mi ngi manifesté woo ci yaram bu tàng ci bopp buy métti ak ngay am ay ruux sa tànk yi mais également dafa am sëqat bu ci ànd sëqat bu wow koŋ mooy signe yi ci gën a xam nag parce que corona dégg ngeen professeur Seydi muy wax façon manifestation bu ne da koy am léegi dina am jeexital ci nit ki di ko wane neneen mais liñ ci gën a xam li niroog sibiru mooy yaram bu tàng bopp bi métti ak tànk yi nga xam ne mooy faral di ruux li ko différencier ak lii nga xam ne mooy sibiru nag mooy comme grippe bi mooy sëqat bi nga xam ne da ciy àndale bu àndeek sëqat souvent yaram bu tàng ak bopp bi métti dañuy xalaat ne kii war na am Covid-19 bi d'autant plus que bu nekkee dafa nekkoon ak koo xam ne daf ko am bu manifester signes yooyu rek y a de fortes chances mu nekk Covid bi bu nekkee dafa nekk ci kër goo xam ne wala koñ boo xam ne dañoo yaakaar ne am na ku fi amoon coronavirus mais sibiru li muy manifester woo tamit c'est la même chose mooy yaram bu tàng bopp bi métti mais fii amul sëqat ci wàllu kii bi mais grippe boo ko gisee moom dafay ànd ak ay bakken yu xel yi muy am lor loolu tamit dinañ ko retrouver parfois ci yenn signes yi nga xam ne Covid dina ko am donc ci wàllu manifestation loolu la mais bu nekkee ci li koy wàll indi ñun ñëpp xam nañ ne coronavirus benn doomi jàngoro la bu ñu benn virus la ñu wax Covid-19 moom moo koy faral di joxe boo demee ci sibiru sànq expliqué naa façon bi nga xam ne moom lay ñëwee ci doomu aadama benn yoo mooy jëlee doomu jàngoro bi ci nit transmettre ko beneen nit ñu koy wax plasmodium falciparum grippe tamit ay yeneen xeetu virus la yoo xam ne ñoo koy faral di indi ci doomu aadama mais ñoom ñëpp ñoo bokk pratiquement ni ñuy manifesté woo ci tàmbali bi ni ñu koy mën a xamee nag bu ñu demee ba nga xam ne desul lu dul ñu jëm ko faj mooy ay diagnostic yu wóor a wóor Covid bi il faut nga def prélèvement ñu dem yóbbu ko ci laboratoire bi pour nga mën a xam ne lii Covid la comme ni nga war a defee prélèvement ci wàllu sibiru mais sibiru am nañ ay méthodes yu gaaw muy test de diagnostic rapide boo demee dañuy am benn bët bu ñuy def bu ndaw ci sa loxo mu génne benn toq deret boo xam ne boo ko tegee rapidement di nga mën a xam ndax lii sibiru la wala du sibiru bu dul sibiru yaram bu tàng mën nañu def prélèvement boo xam ne tey jii dañuy xool ndax Covid la wala mu nekk grippe mais lu ci mën a am structure de santé yi ñu ngi fii pour loolu li may wax askan bi ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu man bokk wala peut-être sama askan bu ñuy feebaree li ñu gën a xam mooy dem ci kër docteur parce que beneen pexe boo ci def rek mën ngaa sonal sa bopp sonal sa askan bu nekkee tey da ngaa am yaram bi dafa tàng nga ragal a dem hôpital ne man kat su ma fa demee mën na am ñu ne ma da ngaa am corona risque bu grave a grave ngay am même bu nekkee yow ndaw nga yow mën na laa bañ a feebar mën na laa bañ a tëral yenn tër yi mais bu nekkee sibiru y a de fortes chances que mu dem ci cas grave ba nga xam ne cas grave moom bu ko nekkee faatu moo ciy topp parce que sibiru du baale maa ngi profiter pour répondre question boobu kooku di wax naan. Mohamed Thiam comorbidité ndax buñ ko boolee palu ak Covid ndax mën na fatal mën na faat nit ki. moom c'est évident que ñaar yëpp dañuy faat mais bu ñu bokkee nekkandoo ci benn nit ki ci période bi nga xam ne mooy période de forte transmission. loo xam ne moom kenn day faat bu ñu boolee ñaar yëpp teg ko ci waxatuma la ak kon y a de fortes chances mu faat la ba tax na li muy gën a soññu askan wi rek mooy di jege ci structure de santé parce que tamit am na ku wax ne état defu fi dara mais je ne pense pas man nekk naa Kédougou pendant 10 ans nekk naa fa médecin chef de district nekk naa fa médecin chef de région donc booy wax Kédougou rek da ngay xam li war a xew ci Sénégal gi yëpp ci wàllu jafe-jafe c'est vrai que am na ay yu bare yu ñu war a def ay jéego yu bare yu ñu war a def mais du état kese moo war a jàpp ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex
tey xeex bu njëkk bi ñu war a xeex tey jii ñëpp war ci bokk muy askan bi mooy fexe ba corona bi jóge fii parce que tant que corona bi tamit jógewu fi yeneen feebar yëpp pour xeex ko dina jafe. ci loolu sax laay rebondir ndax Mohamed Thiam moom ak Ibou Ngoné am na benn laaj bu ñu bokk mais xaw nga ko junj mais leerul nee nañu ndax Covid bi dafa wàññi doole bi nga xam ne programme PALU amoon na ko ci at yi ci ginnaaw. boo gisee Covid bi communication bi ci amee ak fa mu déparé parce que tey Europe la lépp déparé boo xoolee ak Chine. ci wàllu communication bi. donc nga gis président yi gën a mag ci àdduna bi taxaw au devant de la scène donc loolu te médias yi dafa am benn influence bu ñuy am ci àdduna bi yëpp tey bu ku mel ni président France génnee wax président Amérique génn président Chine génn tey suñu dëkk yi nga xam ne seen doole demeegul noonu dañuy am benn appréciation bu ñuy am ne lii dafa nekk lu garaaw a garaaw boo xam ne ñëpp dañ ci war a taxaw ba tax na donc ñun itam ñu taxaw ci noo xam ne noonu lañ ci waroon taxawee état du Sénégal président génn jël ay mesures yoo xam ne tey jii moo doon permettre ñu limiter feebar bi am na ku wax ne 260 la dese lañ am. ci wàllu sibiru tey Covid bi at mi jeexagul te am nañ lu ëpp loolu. mu lay wan ne da ko def feebar bu grave parce que ci tàmbali bi dañ doon wax naan peut-être tubaab bi lay gën a dal que ñun. mais on se rend compte que loolu amut. ñu ngi gis ne feebar baa ngi dem nànk ba tax na xeex bi. il faut ñu éviter di wax ne état li mu mën mooy Marie Rosalie del takk sa masque boo génnee Marie Rosalie feebar bi kat nii lañ koy amee sànq ba ma dugg see fii gis ngeen attitude bi ma am. dama leen ne feebar bi dafa sew même sa loxo fi nga koy teg am na nu muy demee rek feebar ba mën na faa nekk parce que ku ko amoon bu fa jaaree jël loxoom par exemple am ay sécrétion yu mu amoon te lu jël mu def ko ci bakkanam wala mu def ko ci gémmiñam ñëw teg ko ci table bi bu demee mën na ko fay bàyyi. man su ma ñëwee teg sama loxo dama koy am. ba tax na donc il faudra que ñu xam ne c'est une mobilisation générale kenn ku nekk sa bopp yow yaa war a nekk sa bopp ministre de la santé yaa war a nekk président de la république xam ne kat feebar bii su ma naa fexe ba bu mu jaar ci man parce que bu ma ko deful même bu dee yaakaar naa ne man ndaw laa xalaat ne feebar bi mën na maa bañ a lor di nga lor sa yaay wala nga lor sa papa wala nga lor soo xam ne jeune la bu mel ni yow mais amee diabète wala hypertension wala parce que gis nañ léegi ay 35 ans ñooy faatu ay 40 ans ñooy faatu ay 45 ans man xam naa ci ñoo xam ne dama leen xam de visu. ñoo xam ne faatu nañ ci feebar bi du ay lépp. ba tax na xeex bi li ci njëkk ci wàllu wërgu-yaram ci Sénégal mooy fexe ba barrer la route à la Covid parce que ñoom fi mu ne nii ñaari défi lañ am mooy fexe ba Covid bi jóge fii mais en même temps continuer di xeex parce que ñun nag matuwaay ñu waroon jël yëpp ci wàllu sibiru peut-être nit ñee ñu déggul parce que Covid bi ampleur bi mu am ak communication bi ci am amul kenn ku mën a wax ba sa baat féete kaw li nga xam ne mooy Covid bi. et puis médias yi aussi lépp dañ ko centraliser. ci Covid bi mais ñun campagne bi nga xam ne tëraloon nañ ko ci at mi muy chimio prévention saisonnière ni ñu ko waroon dérouler depuis Kédougou defar nañ ko. le 28 juin def nañ lancement bi on a parlé sur les médias wax nañu mais dégg bi peut-être ñenn ñu ngi koy dégg mais ñeneen duñ ko dégg mais ni ñu ko waroon dérouler nañ ko ba couverture bi ñu ci waroon am c'est vrai que atteindre ñu niveau bi ñu àndoon bu njëkk ba mais ni ñu waroon couvrir ci wàllu xale yu am ñetti at ba ñetti weer ba 10 ans am nañ ko. muy chimio prévention deuxième aspect bi mooy pulvérisation mooy pompe yi nga xam ne dañ koy def muy AID yi. def nañ ko Kédougou def nañ ko Maka Koulibantang def nañ ko Koumpentoum def nañ ko Koungheul ni ñu ko planifié woon noonu lañ ko defee mais loolu balaa ñu koy mën a def day fekk ñu jël matuwaay yépp solal leen masque jox leen ay gel hydroalcoolique former leen pour wax leen ne nii ngeen di mën a moytoo kii bi Covid bi. benn moment AID yi xaw naa yàqu parce que dañoo amoon benn agent bu suspect bu ci nekkoon mais dañoo arrêté defal ko test defal équipe bi yépp test ba ñu wóor ne kii bu duggee ci kër du fa yóbbu Covid bi. donc loolu bokk na ci vraiment ay ndam yoo xam ne am nañ ko ci biir xeex Covid bi lii nga xam ne mooy PECADOM agent de santé yi war a dem kër par kër di xool dans les zones de Kédougou de Kolda de Matam pour fàttali ne kii di wax naan Sénégal du Dakar amul fenn foo xam ne programme PALU amu fa ay agent yoo xam ne ñu ngi liggéey ci fànn boobu. que ce soit à Dakar que ce soit à Fongolembi foo dem fu ne am nañu stratégie PECADOM bi déroulé nañ ko parce que agent yëpp solal nañ leen jox nañ leen ay masques jox nañ leen ay gel hydroalcoolique pour leur permettre de pouvoir dérouler correctement lii nga xam ne mooy stratégie ñu mettre en place sànq yi waxoon naa ko ci tàmbali bi au mois de mars joxe nañu plus de 1 million de moustiquaires yoo xam ne dañ ko mettre en place dans les différents districts pour ku soxla sànke boo fa demee am ko fa mais tey jii amul campagne
de distribution comme ni nga daan defee quoi. beneen laaju Ibou Ngoné Mbengue moom mu ngi ne dafay dégg nga ne palu Sénégal léegi maîtriser nañ ko depuis quelques années mais nee na comprendrewul lan ngeen bëgg a wax foofu donte feebar bi mu ngi am ba tey. effectivement ci fànn boobu dama bëgg wax ne ku doon am par exemple plus de 8000 décès dans les années 2000 8000 personnes yoo xam ne dañ doon faatu nga dem ba am ay 300 c'est vrai que benn décès rek bari na mais mën na nga wax ne am nga ci ay jéego dama ne ci tàmbali bi boo xoolee ci 300 000 cas environ yu ñu am 80% yi téeméer boo jël juróom-ñetti fukki yi donc ñu ngi koy fekk fii ci Kolda Kédougou ak Tambacounda ak kii boo demee bët gànnaaru Sénégal wax naa lim fa am wàññeeku na ba nga xam ne lu mel ni Louga boo jëlee téeméeri nit mun naa ne lu tolloog genn wàllu nit ñoo koy am bu doon mën nañu ko xaymaa noonu pour wane ne wàññeeku na fu Kër Momar Sarr boobu muy wax effectivement am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi am sibiru parce que dafa nekk zone boo xam ne dafa bari ndox ba tax na donc ñun amul benn dëkk bu ci biir Sénégal benn village boo xam ne tey jii ministère de la santé fexewul ba programme national de lutte contre le paludisme am fa. ñoo xam ne ñoo ko fa nekkal di def liggéey bi. waaw Ibou Ngoné beneen laajam bu mujj nee na dañuy dégg souvent mu ne nit mën na am Covid. ba wër. te du dem hôpital te du dem faju. effectivement donc est-ce que loolu tamit mën nañu ko gis ci xeetu sibiru mën na ne. sibiru c'est exceptionnel sibiru moom ku mu dal rek di nga xam ne sibiru dal na la par contre dans certaines zones am na ñoo xam ne yàgg nañ ci sibiru mooy li ñuy wax immunité acquise bu ñuy am bu mel ni Kédougou parce que man mi nekkoon foofu teg naa ay juróomi at par exemple yoo bi mën na la dugg sa yaram ba sibiru bi du ñëw mais par contre Covid bi effectivement di nga am ñoo xam ne ay signes yu banal lay am yoo xam ne mën nga sax doo ko sax xalaat ne feebar nga soit sa noy yi dafay am li ñuy wax anosmie dootoo xeeñ dara wala sa goût dootoo yëg dara loolu ay façon manifestation bu Covid bi la am par contre palu bi moom soit sa yaram dina tàng soit sa bopp dina metti soit sa yaram dina xaw a am nu mu naqadee de telle sorte que yow bu manifestation boobu amee li ñuy recommander mooy ngir yàlla ñu dem ci structure de santé parce que Covid bi mën nga ko am ba mu jeex te doo yëg ne am nga ko sax ba nga wéraat te doo xam ne yow amoon nga ko parce que gis nañ ko ñoo xam ne c'est des porteurs asymptomatiques ñoo xam ne benn manifestation duñ ko am par contre palu bi bu amee manifestation c'est sûr et certain que boo ko fajul tu as de fortes chances mu yóbbu la vers le décès quoi nga faatu ci daal. docteur dañuy bàyyi waa service commercial jàll après dañu wéy ci suñu waxtaan. ñu koy jaajëfal bu baax Val d'Afrique ak ordre des médecins du Sénégal docteur Ousmane bu wootee Mboro moom laajam defe naa tontu nga ci da doon laaj différence entre palu ak Covid defe naa leer na beneen laaj nag ba mu fësal mooy ne dégg na ne yenn malades yi am Covid 19 dañ leen testé ñu bañ ne duñ leen faj nee na ndax loolu moom wóor na dal na xel. malade yi ñoo bañ ne duñ leen faj waaw wala ne malade yi ñoom ñoo bañ ne kenn du leen yóbbu ci centre de traitement yi pour faj leen. c'est vrai que loolu lu graaw la parce que sànq bu ñuy wax ne il faut impérativement ñëpp jàpp ci xeex bi kenn ku nekk ñun yow yaay docteuru askan bi ci wàllu Covid bi ci yeneen feebar yi tey mënoo am feebar boo xam ne dafa gaaw wàlle te mën a faat ay doomu aadama nga am ku ñu ne la demal ñu faj la nga bañ loolu mënuma cee lu dul soññaate rek lay mën a wax dalal xelu nit ñi tamit te il faut ñu am confiance ci suñu système de santé bi parce que nit ki boo feebaree amul feneen fooy mën a dem fu gën tey jii li nga xam ne mooy kër docteur c'est vrai que am na yeneen pexe yu nit ñi di faral di def mais li gën a wóor mooy nga dem kër docteur parce que Covid 19 bi boo demee foofu am nañu ay matuwaay yoo xam ne du ñëpp a ci faatu mais li gën a wóor mooy boo jëlee médicaments yi ñu lay jox surtout bu nekkee am nga ay manifestations yuy feeñ ci yow non seulement dina la mën a protéger nga wër ëllëg mais dina permettre yow itam ki nga xam ne daf la sori loolu nekk sa kër wala nekk sa xarit parce que nit fu nekk rek fi nga xam rek ngay dem di nga dem ci kër jàmbur man gis naa koo xam ne dafay am Covid dem ci kër mu leer ko ne am na ko mu ànd ak moom dem ci kër googu wala mu dem seeti nit xam nga loolu mënut a weesu disons. irresponsabilité nga dem ñu ne la yow am nga Covid bi nga koy nëbb sa askan wala nga koy nëbb sa famille. te beroo sa bopp. parce que feebar amul gàcce bu ci war a nekk loo xam ne yàlla moo koy teg nit teguloo ko sa bopp Covid bi ñëpp gis nañ ay kilifa yu mag a mag ñoo koy am mais du tere dañuy dem ci fi ñu war a dem pour faju
donc loolu li may wax kooku ki jóge Mboro mooy di gën a soñaat askan bi te xam ne xeex bi ñun ñëpp ñoo koy mën a gañandoo du président mi nga xam ne moom day wax orientation yi li ñu war a taxawee ministre santé yaatal ko ci askan bi kenn ku nekk ci ñun fa nga nekk di wax pour loolu man sama kër damay wax ba dañ may mujj jëppi parce que loolu mooy mën a protéger nit ñi parce que tey jii kenn ku nekk ci ñun tu es à risque. léegi feebar bi pour ñu mën a xeex yeneen feebar yi lu mel ni sibiru ak yooyu mais il faut nga xeex lii ba pare parce que am nañu possibilité gagné ko parce que gis nañ fi ay feebar yu fi nekkoon lu mel ni Ebola fexe nañ ba mu débarrassé wu donc li ñuy war a mën a def mooy ku ñu dem ba nga xam ne yow gis nañ ne yow am nga corona wax dëgg feelal da nga war a jël matuwaay yi nga xam ne moom lañ lay édicté mooy toog sa kër sol sa masque bu nekkee amoo benn manifestation boo ko mënul nga fexe ba jege ci hôpital yi gars yi dinañ am fu ñu la du foo xam ne peut-être traitement bi ñu lay defal di nga wër protéger sa famille bi ci des mooy agent de santé yi nga xam ne dañuy am risque tey yow boo nekkee ne yow da nga amee Covid bi wala nga am ay signes mu leer na ne da nga dëkkoon ku ko am nga dem ci hôpital bi te waxoo ko noonu parce que am na ay lignes yi ñuy woote da ngay am benn risque booy jox agent de santé yi ñi nga xam ne maa ngi leen di sant di leen gërëm au passage quoi di leen rendre un très grand hommage. parce que tamit ay jàmbaar lañu man démb dem naa hôpital Fann yóbbuwoon suma benn jarbaat mais da ngay xam ne man sax dund naa ko mais da ngay leen di gën a vraiment remercier di leen féliciter di leen encourager parce que 24 heures sur 24 ñi ngi taxaw pour jéem a taxawu askan bi ñun tamit dañ leen a war a taxawu. parce que waruloo fa dem fexe yow mi nga xam ne da nga am feebar bi di ko làq dem ba foofu moom docteur bu ko xamul peut-être mën na waay ba sa gardam nga wàll ko bu ko wàllee mu wàll ko keneen man gis nañ fi ay maternité yu ñu tëj ñoo xam ne sage-femme yëpp la ñu mettre en quarantaine loolu bu duggee bu gën a yaatu ci askan bi wax dëgg fee la Sénégal attanul loolu gis nañ li xew Brésil gis nañ li xew Italie gis nañ li xew Espagne loolu suñu réew attanu ko nit ñi il faut ñu comprendre loolu que ne Covid bi ñun ñëpp war a mobiliser ba génne ko fi pour mën a gérer ñi nga xam ne ñoo amee ay AVC ñi amee ay diabète ñi amee cancer am na yeneen feebar yu ñu war a toppatoo. ba tax na kenn ku nekk ci ñun yaa war a def sa kéemtalaay kàttan ba Covid bi mën a jaar ci yow. ñu ñëw ci laaju Barka ba tey sànq am na yi ngi ci tontu muy wax cas spécifique bu Louga nee na bu ñu naan le palu ne tue plus comme avant wala bëreetul bokkul ak lu ñu mën a gis Louga ndax moom waa Louga la ma bëggoon de nga profité ci docteur Doudou Sène wax ñu tolluwaayu feebaru sibiru bi ca Louga lan la pour tontu Barka ak lan lañ fa def ak wala bokk lan lañ fay waaj a def ci jamono ji nga xam ne askan wa yépp seen fit xëy na mbas mee ko gën a yóbbu te xëy na ñu ngi xaar tamit ku leen aat ci feebaru sibiru. mais comme li ma la waxoon rek ci sibiru bi 2019 ba ñu xaymaa ci Sénégal yépp li ñu am ci nombre de cas de sibiru toll na ci environ moins de 300 000 mais 300 000 yooyu dafa am nu mu séddoo ci biir Sénégal am na fu mu gën a bare am na fu mu gën a wàccee comme Covid bi tey ni nga gisee ne sur les nombres de cas que nous avons. Dakar la gën a bare mais terewul Kédougou am na wàllam. Louga am na wàllam mais bariwul bari boobu mu baree Dakar ci fànn boobu laa waxee ne sibiru bi wàññeeku na parce que tamit foo doon am 8000 personnes yu ciy faatu ngay am ba 260 wax dëgg fa yàlla am na ay jéego mun naa ne wàññeeku na bu baax parce que tey zone boobu mu nekk. muy zone bët gànnaaru Sénégal muy Louga Saint-Louis Matam foofu la ñuy wax la zone de pré-élimination du paludisme ñun dañu am yaakaar ne mën nañoo faagaagal sibiru ba mu jeex fa tàkk tey Kër Momar Sarr ni mu mel ci sibiru boo demee Sàkkal du ko mel nombre de cas yi nga am Kër Momar Sarr parce que Kër Momar Sarr ku ko xam ne ndox a ko wër te sibiru dafa ànd ak ndox donc am na ay matuwaay yoo xam ne ni ñu koy jël ci wàllu kër docteur yoo xam ne tey ni ñu koy jëlee foofu ci Kër Momar Sarr peut-être duñ ko jëlee ci Kër Sàkkal li ñuy wax investigation des cas comme tey jii boo amee benn cas corona ni ñu doon xoolee ñen ñoo am corona ci sa wér ñu ngi koy def foofu Kër Momar Sarr peut-être moom dafa amagul cas yu mel noonu mais chaque cas de paludisme bu ñu am dans la zone de Louga wala dans la zone de Saint-Louis dañ koy def li ñuy wax investigation kii fa mu dëkk fan ñaata nit a fa nekk
est-ce que tëddoon nañ ci sànke est-ce que amul ay yoo xam ne ñu ngi dudd tout autour am na benn investigation bu ñuy def peut-être que moom daf fee tombeegul mais amul benn gox boo xam ne tey jii amul lu ñu fa dul def ci wàllu kii ni ngay jëlee par exemple chimioprévention saisonnier bi di ko def dans la zone de Kédougou wala Tambacounda mënoo ko def côté boobu parce que répondrewul ci critères yi nga xam ne moom la ñu def mais lii di sànke yi Louga jox nañ leen ay sànke yu doy sëkk dès le départ ci wàllu xeex corona bi Louga doté nañ ko suffisamment de masques et de gel hydroalcoolique yoo xam ne poste de santé bu nekk daf ko war a am pour déjà protéger agents de santé yi pour permettre leen ñu def seen i liggéey donc ci vraiment pour la zone nord sibiru bi mën naa ne dafa wàññeeku bu baax a baax parce que foofu moins de 1% la prévalence bi nekk. boo demee Kédougou 7% la c'est-à-dire téeméer boo jël. juróom-ñaari yoon nga koy am alors que boo demee lu mel ni Louga boo jëlee c'est vrai c'est 0,1% et quelques. ñoo koy xëy na yooyu ñoo leen ñoo yóbbu seen fit mbirum yooyu lan ngeen ci jublu. yooyu tamit damay wax sànq ci tàmbali bi xeet yi yooyu dafa bari ni mu amee joolaa séeréer. ci xeet yi yooyu tamit noonu la amee ay xeetu yow mais du ñëpp ñooy joxe sibiru bi koy joxe ñu ngi koy wax anophèle te du fépp lay nekk ñu yooyu bari ngeen di dégg ñu mbiw yu baree bari te bu ñu bëree bruit rek xamal ne du joxe souvent sibiru parce que yow bi nga xam ne mooy joxe sibiru bu lay matt doo ko yëg du la mbiw te doo sentir ne mi ngi wër ci biir néeg bi loolu mooy souvent seen différence yeneen ni ay culex la yi ngay gis Dakar nii ndey zone de captage an mooy bëri bruit sinon kon ñun ñëpp ay sibiru parce que li nekk ci yoo ci Ndakaaru bëri na bëri yoo xam ne kenn mënu koo xoo ci yeneen zone yi nga xam ne dafa am ndox donc du yooyu yëpp ñooy indi sibiru. docteur doon naa dégg tamit ñu ne yooyu joxe sibiru duñ leen gis ñuy kii bëccëg. waaw du ñu kii bëccëg du ñu naaw bëccëg à partir de bu timis bi waaj a dugg si souvent ci la ñuy génn commencé dugg ci biir néeg yi pour def seen liggéey. parce que dañu doon dégg ñuy naan dormir toutes les nuits sous une moustiquaire donc la question a été posée ndax yooyu ñoom du ñu màtt bëccëg ba ñun ñu wax ñu takk sànkay guddi donc ci lañ ne par la suite c'est parce que yooyu yi joxe sibiru ñoom à partir de timis la ñuy kii donc dafay baax ñu koy xamal population effectivement ça c'est important pour population bi xam ko parce que am na beneen feebar boo xam ne benn yokku moo koy joxe mais kooku bëccëg lay màtt muy dengue bi am na ay temps ñu amoon fi épidémie notamment foofu côté Louga côté Kaolack amoon na fa ay Kaffrine amoon na feebar bu ñuy wax dengue loolu beneen xeetu yoo bu ñuy wax Aïdes moo koy faral di joxe donc yooyu fi nekk dafa bari ba yoo boobu à partir de 19h souvent moo tax boo gisee tey Fuuta lu tax mu gën a wàññeeku parce que ñoom dañoo am habitude sànke bu ñu toogee ci biti sax da ngay gis ñu jël sànke bi war ko ci fi ñuy matelas bi ñuy teg ci mbedd mi pour tëdd parce que boo feexlu ci biti aussi te takkoo sànke y a de fortes chances aussi yow bi matt la te bu la mattee mën na laa jox sibiru bi beneen xeex bi nga xam ne moom la ñu war di xeex mooy fi taataa ndox yu ndaw ndawaan yi di am moo tax tey jii boo gisee initiative bi am Touba mënuma woon waxte du ma ko eggali dina am impact bu réel ci wàllu sibiru parce que Touba tey bokkoon na ci zone yi gën a bari fu sibiru am te loolu li ko doon indi mooy taataa ndox yu bari yooyu ak mbalke yi nga xam ne bu màggal jotee dañ ko fay faral di teg donc loolu tey initiative boobu dañ koy rafetlu parce que loolu la ñuy wax engagement communautaire ak mobilisation communautaire gis na lii état bi kat peut-être amagul lépp lu mu ci war a def mais communauté bi mobiliser wu pour def ko war nañ ko mën a def Kédougou xam ne tey jii ñun kat suñu taataa ndox ñi suñu biir koñ bi waa koñ bi war nañu mobiliser pour defar ko tey am na ñoo xam ne ñu ngi Dakar ñu ngi may solliciter ay initiative communautaire yoo xam ne waa fii nga xam ne mooy zone de captage xalaat na ñoom seen yow bari na ñoom nan la ñu mën a organiser wu pour ñu jàppale leen pour accompagner leen pour ñu mën a pomper seen i kër ak service d'hygiène bu Dakar. donc gox bu nekk war nga am cette mobilisation pour mën a aar sa askan ci wàllu Covid bi tamit noonu la ñu war a taxawee am une mobilisation sensibiliser nit ñi xamal leen ne kat lii jaaduwul man amul fu may romb nit. nga nekk ci car rapide ma yore benn masque te du ma taxaw gaare sama oto sànni la masque ne la solal sa masque. kenn ku nekk ci ñun da nga war a nekk un agent de prévention. waaw ñu ñëw ci contribution Abdou Sakhor ndax nee na bu ñu xoolee lim yi nga joxe ne ci atum 2019 ñaari téeméer ak juróom-benn fukki nit maanaam 260 personnes palu bi faat na leen te diggante mars ba ci tey jii di talaata fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août. am nañu ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn nit 256. nee na bu ñuy def comparaison bi 260 ci diiru atum lëmm ab feebar di faat ak ci diiru juróomi weer même lim boobu kon war nañu xam ne Covid moom moo gën a mën a rey que palu que dañ ci war a bàyyi xel
contribution la yow docteur lan nga ci wax. mais di rafetlu compréhension bi mu am ci wàllu gravité feebar buy faat rek dafa garaaw. amul bii moo ëpp li muy rey amul bii la moom ëpp li muy rey te boo xoolee ñiy faatu ci Covid bi xam nga ci tàmbali bi dama doon faral di wax suma benn xarit ma ne ko Covid bi c'est vrai que ñu ngi def ay jéego mais population foog ñu comprendre bu may dem Kédougou ma yore benn V8 nga yore benn R4 di dem V8 bi dina egg mais lu mu yàgg-yàgg R4 bi dina egg. n'est-ce pas Covid bi boo xoolee ni mu demee insidieusement ci suñu réew yi day yàgg rek bu ñu jëlul matuwaay yi. mais dinañ am ci scénario de Rome laa koy wax faral di wax. le scénario de Rome mooy am des milliers de personnes yi ñu am dans les structures de santé ba doo xam noo leen def donc bu ci population bi jàppul ñu ànd ko par exemple ñu gën a comprendre aussi c'est vrai que ñu ngi communiquer lu ñu mën mais ñu gën a comprendre que ne affaire bi garaaw na garaaw goo xam ne tey jii kenn ku nekk ci ñun da nga cee war a jàpp donc palu Covid ñaar yëpp feebar yu garaaw la bu doo wax ne bii moo gën a garaaw bi ci des parce que feebar buy rey rek. da ngaa garaaw na ñaar ngay rey ak ñett ngay rey day reyee. parce que pali bi ni muy reyee mais parce que dañoo jël ay mesures pour fexe ba wàññi ni muy rey tey bu sa yaram tàngee tout de suite am na fu ñu lay defee TDR mais buñ ko deful daf lay faat Covid bi ce sera pareil Covid bi buñ jëlul matuwaay nii sol masque raxas suñu loxo en permanence fu ñu ñëwee fexe ba wàññi déplacement inutile yi wax dëgg fa la. feebar bi day continuer parce que tamit mesures yi ñu war a jël ñu ngi koy jël parce que xeex Covid bi tamit du xeex boo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram rek la am na yeneen paramètres yoo xam ne état da koy jël en compte pour permettre population bi mën a continuer di dund parce que tey mënoo tëj nit ñëpp parce que loolu mooy solution définitive à mon avis bi nga xam ne mooy permettre nit ñi génn ci Covid bi. mooy tëj leen kenn ku nekk sa kër bu kenn génn mais loolu état bu ko defee. te xaw métti ci nit ñi gis nañu manifestation yi fi jaamanaam lu bari donc feebar bi xeex multidimensionnel la parce que amul secteur bu mu impacté wul tey jii que ce soit domaine de santé que ce soit domaine touristique religieux foo dem am na impact bu ci am donc mu nekk loo xam ne askan bi dañoo war a comprendre que du xeexu benn département wala benn nit wala kenn ku nekk ci ñun sa xeexu bopp la war a doon parce que bu doon guerre boo xam ne dañuy sànni ay ndell wala ay bomb ci ngeen koy gis parce que bañ ko terme bi ñu doon utiliser ci tàmbali bi presque président yëpp utiliser nañ ko et puis c'est une vraie guerre tey man su ma deful jël mesures yi dinaa jël bombe bi dinaa ko dugal foo xam ne day rey ñu bëri. mooy Covid bi mooy microbe bi nga xam ne moo ko parce que doomu jàngoro la boo xam ne mënoo naatable nu mu toll. ñu ñëw ci waa ji woote Thiaroye moom defe naa ay laajam tam jot nga ko tontu parce que mu ngi doon laajte séddale sànq yi amuñu ci benn nouvelle xëy na bi nga ko tontoo. bi nga tontoo sànq ki njëkk a posé question bi bàyyi na ci xel sinon rek nga dellu si waat ci nee na tamit ressemblance symptôme Covid loolu tam tontu nga ci beneen laaj bi mooy nee na nu ñu doon traité palu bu njëkk. parce que nee na am na ay coppite yu bëri yoo xam ne def nañ ko ci diggante bi donc bëgg na xam ca bu njëkk nuñ ko doon traité ak léegi nii nan la ñuy traité palu. effectivement parce que traitement bi comme li ma wax dafa am ci wàllu prévention benn traitement bu ñu daan faral di jox bu njëkk bu Nivaquine boo seetloo bu njëkk ba dañ ko doon faral di séddale pour prévenir paludisme. mais léegi dañ ko soppi ba nga xam ne ay garab yu bees la parce que doomu jàngoro bi dafay am tendance di changer. mooy li ñuy wax mutation ak résistance yi muy am ñu dugal beneen molécule boo xam ne tey jii ACT la tudd pour la prise en charge correcte ci traitement bi parce que boo gisee traitement artémisinine bi dafay am toujours beneen molécule bu ñu koy booleel du artémisinine kese la ñuy utiliser parce que boo ko defee bu yàggee day commencer am li ñuy wax résistance c'est-à-dire yow boo koy pomper chaque jour ak même produit bi day dem ba produit boobu boo ko yooyee gis nga am na ñoo xam ne dañ koy faral di saboter danaan yooyu day mel ni da nga koy kii. loolu day développer benn mutation développer résistance doomu jàngoro bi tamit noonu la bu njëkk ba boo ñëwee pour les cas graves dañ daan faral di defal ay perfusion yu bëree bëri wala ñu lay piqûre Kinimax si suba ngoon mais ñii tey am na ay garab yoo xam ne buñ la ko joxee ci ñetti fan souvent da ngay faral di am wërë bu baax a baax bu nekkee nag da nga manifester ay signes grave grave buñ la injecté piqûre bi nga xam ne mooy artémisinine injectable bi yàlla mën na def du jar ngay def ay perfusion yu bëree bëri ba nga xam ne rapidement ci délai bu gàtt mën ngaa wér loolu tax nag ñu wàññi bu baax a baax le nombre de décès parce que médicament boobu dafa nekk médicament bu efficace boo xam ne tey moom rek la ñu amagum nag. moo tax souvent damay profiter pour wax lan moo tax du ñu utiliser artémisinine bii ñuy wax parce que boo ko jëlee xooj ko
baxal ko naan ko doo xam ndax dose bi mu amoon am na léegi doomu jàngoro bi da koy commencer di ràññee di ko ràññee ba xool nan la ñuy organiser wu ci seen biir ba boo ko jëlatee du la def dara. te loolu bu ñu ko defee dafa nekk lu grave a grave parce que tey boo demee lu mel ni Cambodge mënatuñ koo utiliser parce que dafa commencer yàqu moo tax dañuy ñaan nit ñi boo leen sibiroo da ngeen dem ci structure de santé yi ñu jox leen garab yi nga xam ne artémisinine la mais boole ko beneen non seulement ni ñu koy présenter moo gën a simple parce que boo naree baxal ay mbir di ko naan léegi day compliqué. loolu nag suñu wàllu recherche yi ñu ngi wàlla dem pour xool ban recherche lañ ci def pour nit ñi mën ko utiliser bi ci des ci wàllu question bi lan la doon waxati encore. mooy tontu woon nga ci mais mooy affaire sànq yi amaguñ ci benn. voilà mi ngi toog parce que di xaar dama doon fàttali ne chaque année du ñu organiser campagne bi ñetti at yu nekk la lan moo tax ñu koy def ñetti at yu nekk non seulement dañu naan moustiquaire bi durée de vie am ñetti at la. bu ma la mayee sànq tey war nga ko mën a téye ba mu mat ñetti at. bu yàqoo ay bënn lay nekk parce que sànq bu bees boo koy utiliser loolu tax ñu jàpp ne ñetti at yu nekk lañ koy organiser moo tax ren dégguñ ñu mais daaw li ñu organiser woon en 2019 ñu distribuer 9 millions de moustiquaires kër goo dem war naa am moustiquaire donc ku ci soxla supplémentaire boo demee ci poste de santé bi wala district sanitaire da nga fa mën a wecceeku benn bu nekkee xale bu ndaw moins de 5 ans boo demee dañ la koy may bu nekkee jigéen bi wóorul bu demee dañ ko koy may. donc bu nekkee góor goo xam ne da nga am 18 ans plus boo demee boo nee dama soxla sànq boo joxee téeméer normalement war nañ la ko jox donc ci fànn boobu loolu laa amul lu may tontu moo tax dégguñu ñu bëree bëri ñàkk bee dégg aussi comme li ma ci waxoon rek corona bi moom amul benn communication bu mën a def ba mën koo féete kaw fu mu ne nii. mu ngi mel ni ngay jooy ci biir taw kenn du gis say rongoñ. waaw dañuy ubbiwaat antenne bi kon 33 825 18 30 may fàttali auditeurs yi ne tey coordonnateur programme national de lutte contre le palu la ñu dajal di docteur Doudou Sène di waxtaanee lu laale ak sibiru ak Covid ak grippe lan la ñu bokk tey jii programme palu lan la nekk di def pour aar nit ñi ak it comorbidité. dinañ ci ñëw ci ban communication ngeen di jublu docteur Sène pour ñin ñi xam ne képp ku ci am sibiru jarul toog sa kër di xaar ndax bu ci Covid raxee rek mën na la sonal loolu dañuy jël ki nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar. Marie Rosalie Ndiaye. waaye El Hadj Sira Yàlla. El Hadj ñu ngi lay ziar. maa ngi lay ziar bu baax ndax di la doxal ci 15 août bi quoi képp kuy tudd Mariama rek maa ngi koy ndal. jërëjëf. di ziare bu baax tonton di ak Cheikh Ahmed Tidiane Ndour. di nuyu bu baax Mamadou Lamine Sam Malicounda Mbour maa ngi koy nuyu di ko ziar. man lu ma doon laaj docteur muy mel na gars yi tontu nañ ci docteur wax na ci yow laaj nga ko. waaye man damaa mënul ñàkk a participer rek comme ça bon ci mbirum ci biir moom dafa bari. te damaa gis léegi mu nekk nii tellu ci biir ndax Covid 19. ñu tellu ci biir parce que boo ci biir tamit dem hôpital. parce que da ngay naan boo def hôpital dañuy naan da nga corona. te dama def ni corona ak ci biir ak leneen mooy yem daal feebar rek la waaye nit ñi dañuy ragal loolu nit ñi comme ça bon pour nit ñi mëntuñu dem sax ci santé des santé xooli seen bopp. loolu tamit encore lu garaaw la parce que encore nit ñi dañu am fu ñu yóbbu ci biir bi non Covid bi te yëggul foofu parce que lu tax ma naan yëggul foofu mooy feebar la rek comme feebar bi. boo feebaree da ngay dem faju bon man lu ma jaaxal nag docteur man lu ma jaaxal man ci Covid bi. mooy dañu ne amaguñu garabam amaguñu pikiram comme ça bu koy kii te may dégg nit ñi. waaw moom El Hadj Touré rëcc na xanaa mu jéem a duggaat 33 825 18 30 ñu jël keneen asalaamaaleykum. mu ngi jéem a duggaat ci 33 825 18 30 ngeen participer ci seen émission allo docteur asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw kay sëñ bi noo tudd wala foo woote maa ngi fi. ak jaaw. ngi si yaar. waaye maa ngi rafetlu waxtaanu docteur bi de. jërëjëf. mais man dama ko doon laaj ñun masque yi takk sur la journée moom loolu moom ndax loolu jox feebar. parce que ñun pratiquement ni moom ñun moom suñu masque yi la ñuy takk mais sur la journée mais yooyu tim man loolu lay laaj docteur de. maa ngi jégalu nag. d'accord. laaj bi am na solo masque yi docteur ñu koy takk toute la journée ndax du leen indil feebar bu leen naree indil feebar ci yenn anam la leen di indilee feebar donc dama lay bàyyi nga tontu leen ñu jël ki nekk ci ligne bi asalaamaaleykum.
waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi ziar mbokk mi noo tudd wala fooy wootee. maa ngi wootee Thiès. waaw ñu ngi lay déglu. li may man dafa am lu may attirer attention rek. muy kii ndax li ma doon laaj ci daf ci tontu presque muy yoo bi heure ban lay màtt ak ban lay jóg. ak yan yoo kii ñoo koy joxe. foofu comme tontu na ci daanaka jarul ma ci ñaan. li may kii at rek mooy ñi nga xam ne dañuy bëgg a def émission bi ay abonnement di woote pour ñu dégg la. ndax loolu bu ñu ko defee day mujj yàq ci ndax bu ko ñu defee ay abonnement yoo xam ne saa ba kii nga woote te fekk amoo ay xalaat te lii affaire santé la dañu war a bàyyi ñi nga xam ne ñoo am lu ñuy laaj ci affaire santé wala nga xam li ñuy wax. moom laay moo ëpp solo daal ku nekk di woote ba ñu koy wut ab groupe woote comme wax sa xalaat ñi naan nga xam ni amatul sens daanaka ndax yenn nit rek ñoo fay woote bis bu set. keneen mënatuñoo jot xalaati réew mi. bu loolu laay bañ ñu indi ko ci émission santé bi ndax day loo xam ne wér-gu-yaram la. waruñu ko def association boo xam ne toujours yaa ngi woote te fekk amuloo loo. merci beaucoup. jërëjëf bu fekkente ne amul beneen auditeur ci ligne bi docteur nga jéem a tontu ñi nga xam ne jot nañu woote ki ci njëkk di El Hadj Touré moom mu ngi doon sensibiliser ne palu dañ ko nar a jàpp ni bépp feebar maanaam ñi ko am waruñu toog di naan su ma demee tem ñu naan ma Covid la may làkkatoog yooyu donc waruñu ragal dem seet seen yaram ci bërëbu fajukaay yi ndax wóor rek lañ fay jëlee. leneen tamit nee na dañoo aggravé trop information bi ci Covid maanaam fi ñu yóbbu mbas mi yeggu fa. donte sax amagul vaccin fa la coupé mais nee na fi ñu yóbbu feebar bi yeggu fa trop lan ngay tontu ci loolu. mais effectivement parce que comme li ma waxoon ci tàmbali bi boo gisee Covid bi ba muy démarrer ci àdduna bi fu mu déparé ak ña taxaw ci devant la scène. man pour man ci sama analyse personnelle bokk na ci li jox ampleur feebar bi benn ampleur boo xam ne mondial parce que les plus grands de ce monde ñoo taxaw ci kanam di wax président Amérique taxaw yi président France taxaw ñoo xam ne ñoo ëpp doole koo gis mais loolu boo déggee lu mel noonu mais sa fit dina rëcc da nga naan lii lu muy doon ba tax na donc il était important que nit ñi jël seeni matuwaay tamit ci fànn boobu pour xool feebar bi ban gravité la war a am. loolu moo indi communication bi demee nii léegi média yëpp topp ci parce que yéen ñi nekk ci média yéen a ma gën a xam nan la ñuy influencer pour gars yi nekk ci benn business te loolu la gars yi di def fi mu ne nii mais terewul ba ñu demee ba ressaisiru ñi nga xam ne kat feebar yi nga xam ne ñun yore woon nañ ko fii parce que boo gisee ci tàmbali bi buñ doon def cartographie bi mooy fi feebar bi amee boo jëlee Covid bi nga dëppee kook sibiru bi ñaari cartes yi dañ doon complété àdduna bi Covid bi dafa nekkoon Europe ak ñi ci des. palu bi nekk ak ñun mais tey Covid bi mu ngi commencé di ñëw. di jël place su paludisme bi comme ni mu ko waree. parce que tey comparaison bi ñu def ci période bi ñu toll nii ñu ngi ci plus de 250 décès alors que ci période bi ni nekk nii amaguñu loolu ci wàllu décès ci paludisme. ça ne veut pas dire que Covid bi moo gën a graaw palu parce que palu dafa graaw parce que lépp luy rey day dafa graaw ba tax na donc communication bi mooy ñu xam ne. Covid bi rek nekk fi comme feebar mais balaa ngay mën a gérer yeneen feebar yi il faut que ñu xeex Covid bi ba mu dañ fi parce que dafa nekk feebar boo xam ne lu transitoire la lu ñu mën a xeex ba mu jóge fi bu ñu respecter mesures yi nga xam ne moom la ñu édicté muy mesure barrières yi mooy sol de masque ci wàllu sol masque bi taximan boobu li mu wax c'est vrai que c'est un peu difficile. mais souvent dafay faral di fàttali nit ñi yenn saa yi dafa ma naan sama masque bi daf may fàtt ma ne ko corona fàtt la ak masque fàtt la ban moo ci gën. da ngay fàtt benn instant mais du loo xam ne tey da nga koy fanaanoo taximan bi peut-être li ñuy mën a conseiller mooy nga takk ko bu client yi dugg see nga wut sa benn genre antiseptique boo xam ne bu nit ki génnee nga pulvériser sa taxi parce que loolu tamit aar sa bopp dafa bokk tamit ci jaamu yàlla parce que loolu tamit nit ñi foo ñu xam ko par contre masque yi di ko takk toute la journée aussi am na ay risques yu ci nekk ci yeneen feebar yoo xam ne tey parce que masque bi boo ko utiliser wul ni nga ko war a utiliser su ma koy tekki ma téye ci nopp yi ba pare su ma koy takkaat ma téyewaat ci nopp yi ci buum bi ci nopp bi pour mën ko takk mais bu ëllëgee mën naa ko jëlee ci côté bakkan bi. fekk feebar bi doomu jàngoro bi nga xam ne maa ngi ko doon aar mi ngi taxaw sama kaw noonu su ma ko tegee benn instant mën naa ko wàll sama bopp moo tax dafa nekk
jàngat boo xam ne en permanence dañu war di yee askan bi ci ni ñuy solee masque yi nan lañ ko war a sumee nan lañ ko war a utiliser loolu tamit dafa bokk ci communication bi nga xam ne war nañ def ak askan bi. xamal nit ñi ne boo nekkee nit ak nit ñi en face à face da ngay sol masque boo mënta def distance de 1 mètre comme bu nekkee ci taxi bi. donc loolu aussi bon peut-être dañ leen di masawu parce que c'est vrai que métti na mais période la boo xam ne dañu war a jël mesures yooyu parce que askan bi période bu nekk rek am na taxawaay boo xam ne da nga ko war a def par exemple booy préparer tabaski bu tabaski bi yooyu ngay préparer mais comme jamonoy Covid lañ nekk Covid bi bu nee tamit da ngay war a def disposition yi ba Covid bi di fi jógee. sacrifice la bu ñu war a def. sacrifice nag mooy li nga xam ne amoon naa habitude bi ma fexe ba jëm ko soppi. moom taximan la li may am par exemple ñaari course mais war naa bën a jënd benn lot de 6 masques denc ko c'est vrai que métti na mais il le faut ci nekk ci transport en commun je pense qu'il y a des mesures également yu war a jël fexe ba kenn ku nekk booy dugg ci biir rapide bi nga sol sa masque wala dara parce que da ngay gis ñuy jàkkaarloo solo ñu masque ci affaire bu ndaw nga koy amee. te doo ko mën a sax expliquer doo ko mën a expliquer nit ki. voilà donc docteur Doudou Sène bëggoon naa aussi comme la plupart des questions yi fi ñëw yëpp laaj yi ëpp li ñuy ci lan la aju mooy sànq yi fu mu toll ça veut dire que la population n'était pas informée xamuñu woon ne chaque 3 ans la ñuy def distribution de masse donte tey leer na ci sa nopp. gis nga ne c'est ça la réalité les gens attendent lan ngeen di def tey pour mën a informer le maximum possible pour que ñi doon xaar xam ne li ñu doon def di ko wasaare ci réew mi ay millions de moustiquaires du am ren ak lan ngeen leen di digtal parce que ñàkkul ne am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi toog di xaar jéemul ñu dem jëndaat wala ku ci yor sa sànke aussi mu durer benn at nan ngay def ba raxas ko naka la war a def entretien bi pour mën ko utiliser waat. effectivement tey boo gisee programme ni muy doxee effectivement 3 at yu ne la ñuy organiser campagne mais ci wàllu communication bi district sanitaire bu nekk bi nga xam ne médecin de chef moo fa nekk ñoom ñëpp dañu am benn plan de communication wala plan de lutte global boo xam ne PNLP day jël ressources nécessaires yi jox leen ko kenn ku nekk am nga par exemple communication radio communautaire da nga naan da nga fay def ay émission kenn ku nekk am na benn financement boo xam ne da nga am ay relais yuy dem ci kër yi di organiser ay sensibilisation pour expliquer nit ñi peut-être Covid bi moo peut-être freiné liggéey bi nga xam ne ñenn ñi dañ ko war a def ci district ba defaguñ ko mais du district yëpp. du district yëpp peut-être mais li ñu waroon def en tout cas ci wàllu jël matuwaay yi pour sensibiliser nit ñi ñu ngi koy def moo tax dañ leen di remercier aussi ci opportunité bi ngeen ñu jox parce que occasion bu mel nii mënuñ ko woon a gën a moo tax ñun nangu woon ñun personnellement ñu ñëw parce que xam nañ ne à travers seen ondes yi dinañ di mën a expliquer nit ñi taxawaay bi ñu war a am ci wàllu sibiru bi bien que district bu nekk mi ngi koy def parce que am nañu ay rajo communautaire yoo xam ne fa la ñuy jàllale message yi pour xamal nit ñi boo bëggee sànke ne boo amee sànke boo xam ne dafa yàqu am na ay modalité ni ñu ko war a ñawee mi ngi mel ni sa yére bu bees nga yore ko nii rek am na loo xam ne bu bënnee bënd mu ndaw da ngay dem da nga koy rafistoler da nga koy am noo koy ñawee mais jël sànke bi sànni ko parce que am na fu mu bëttee wala nga jël ko di ko muur ci ay gàncax gis nañ ñoo xam ne ci ay tool lañ koy wëralee wala ñu koy wëralee ci seen jardin yooyu yëpp c'est difficile dans ce pays parfois pour nga mën a faire comprendre nit ñi li ñu war a def dañ koy xam mais duñ ko def ñëpp xam nañ ne boo demee ci district sanitaire yi poste de santé yi am na ay sànke ñu ci bari boobu xam nañ ne aussi boo demee ci pharmacie yi am na ñu fay jaay ay sànke tamit mais yooyu peut-être mooy gën a cher moo gën a cher mais n'empêche quand même di leen fàttali ne rek campagne moom c'est 3 ans yu nekk lañ koy def mais li nga xam ne mooy routine bi boo amee xale bu am moins de 5 ans boo ko yóbboo dispensaire pour consultation sànke yi war nañ ko jox gratuitement bu nekkee femme enceinte boo xam ne tey dafa ëmb bu demee foofu tamit buñ ko consulter ba pare dañ ko war a jox liñ koy joxee SP bi noonu lañ koy joxee sànke bi gratuitement boo nekkee nag mag boo xam ne yaa soxlaal sa bopp sànke da ngay dem ci poste de santé bi wala ci centre de santé bi téeméer kese boo ko joxee ñu weccee la ko nga mën ci am benn téeméer boobu mooy permettre poste de santé bi wala district bi boo dee dem jëli ay stockam mu mën a louer charrette wala mu mën a louer oto pour dem jëli ko pour indiwaat ko ci gox bi mais amul dara loo xam ne vraiment dañ ko ciy jaay à des prix exorbitants donc vraiment loolu laa amoon peut-être di rappeler que ne Covid bi c'est vrai que am na lu bare
lu mu impacté ci liggéey bi ba nga xam ne sensibilisation bi ci waroon am ci wàllu sibiru bi peut-être Covid bi moo ko dominé mais n'empêche boobu ba léegi tooguñu ñu ngi expliquer nit ñi parce que nit ñi bëri xam nañ luy sibiru mais sibiru dafa am cousin bu ñëw bu bees mais bokkul ni muy wàllantee cousin boobu nag dañu war a fexe ba xaagaagal ko muy corona bi mën a continuer di xeex sibiru bi sinon bu ñu deful nank ni sibiru bu nekkee endémique mooy mu sax fii Covid bi noonu la fi nar a saxee bu ñu jëlul ay matuwaay. donc njottu leen comme ni ko El Hadj Touré waxee que ne nit ñi bu ñu wëyee ci li nga xam ne moom la ñu nemmeeku benn ba ñaari weer ci ginnaaw ba ñett sax que ku ci feebar ne du ma dem hôpital parce que tem ma dem jële fa feebar bi wala comme sama yaram tàng na tem ma dem ñu ne ma Covid bi la donc bu ñu persister ci loolu sibiru di la yoot nga toog di baxal say xob ak yooyu bañ a dem bu yàggee est-ce que hôpitaux yi doo leen ragal mu ñàkk place trop donc lan ngay wax ci loolu. mais effectivement sànq rappelé naa ko feebar kër docteur lañ ko xamee ak nu mu mën a tëddee parce que day yàgg rek boo feebaree hôpital ngay mujjee mais teel a ñëw bi li tax mu baax dañuy mën a xam teel a xam lan la avant muy def ay dégâts ci yow parce que bu ñu ne tamit amul traitement parce que Covid bi tey ñu ngi koy traité. am na benn protocole boo xam ne ñu ngi koy joxe dans tous les districts formé nañ leen jox nañ li garab yi. donc boo demee jël sa Nivaquine jël sa azithromycine sa zinc ak sa beneen médicament te da la permettre dégâts yi mu naroon def ci yow mu wàññi ko bu baax ñëpp gis nañu résultats yi ñu ci jot a am ci Sénégal ba ci tàmbali bi ñu ñuy naw ba tax na donc il est important que nit ñi ñu xam ne feebar ci kër docteur lañ ko xamee toog sa kër risque bi ci nekk mooy bu nekkee benn feebar la bu nekkee Covid la mun na garaaw ba rey la bu nekkee palu mun na garaaw ba rey la. bu nekkee Covid bi non seulement yow mën na laa rey parce que gis nañ ay famille yu bëri yu ci dee ci même famille bi koo xam ne dañuy gis tante gaañu après nijaay ji papa ji gaañu ay ñeenti nit dee ci benn famille peut-être dañ ko dul wax nii ci kaw mais dafay am. il faut se dire la vérité. ba tax na yow mi ko am li lay noppal sa askan noppal sa famille mooy nga dem ci hôpital boo demee hôpital wax dëgg fa yàlla dinañ la wax li ci nekk bu dee palu test de diagnostic rapide la ñuy def. bu dee Covid bi ñu defal la prélèvement dans les 48 heures ñu xam ndax Covid la wala du Covid bu dee Covid ñu wax la matuwaay yi nga war a jël pour mën a bañ a feebar wàllu feebar bi keneen parce que souvent feebar bi wàllaate souvent day am li ñuy wax stigmatisation te nit ñi boo xoolee ñoom ñooy auto stigmatiser seen bopp. parce que man damaa gisul am Covid lan la ci war nit war a rus moo ko am sibiru parce que ni ngay waxee ne damaa sibiru war ngaa mën a wax ne damaa corona c'est quelque chose boo xam ne. xam nga sibiru moom yow tàmmuloo pour yow bi ñëw jam la corona tamit yow tàmmuwoo pour mu ñëw laal la du loo xam ne da ngaa dem ci lu nit ñi sib wala dara ba mu dal la donc corona dafa nekk feebar koo xam ne yàlla moo ko fi wàcce nit ñi xamee ko noonu du loo xam ne tey jii boo ko amee war nga cee mën a am kersa pour waxu parce que man day wax dëgg fa la gisuma dara lu nit war a tax nga am kersa dem hôpital d'autant plus que boo fa demee wax dëgg fa la ci ngay am ëpp chance pour dund parce que nit ki tamit am kersa am na ñoo xam ne ñu ngi faatu ndax kersa fi mu ne nii. am na il faut le dire ñoo xam ne dañuy am kersa parce que seen yaram tàng nañu bañ a dem non seulement di nga faatu mais di nga reyaale ñeneen sa kër te loolu dara jaru ko te bu ëllëgee di nga ko leeg suñu borom bu nekkee ñun ay croyants lañ parce que tamit loolu dafa bokk ci jaamu yàlla sàmm sa nit sàmm sa wér-gu-yaram sàmm ki nga xam ne moom nga dëkkandool parce que yow mu leer na leen ni tey am nañu benn mbas bu fi nekk yow nga xalaat ne war naa ko am ba pare noppeeku loolu bàkkaar mënu koo gën a rëy pour man parce que da nga lor ko di nga lore après mais boo demee ci nga war a dem ñu xam ne boo fa demee dinañ la jël en charge correctement mais ngir yàlla da nga fa war a dem mais toog sa kër ne parce que dañ mën naan dama am corona loolu moom wax dëgg fa la xamuñu lu muy niru. kon nag docteur Doudou Sène dama lay jaajëfal ci sa teewaay ci suñu émission ndax waxtu wi jot na di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne woote nañu ak ki nga xam ne moo di Pape Laye Diaye féete woon ci machine bi ma bàyyi la rek nga tàggatoog ñi nga xam ne ñu ngi la doon déglu ñi nga xam ne bëggoon nañu dugg tamit jokkoo ak yow te mujjul sotti. en tout cas tey am naa mbégte bu rëy ci invitation bi ma def di peut-être jégalu bu nekkee wax ji am na yenn wax yoo xam ne niru na lu xaw a déplacé wala dara mais lépp pour askan bi gën a comprendre que ne wér-gu-yaram kenn ku nekk yaa koy sàmmal sa bopp
ñun ñëpp gis nañ ne Covid bi nekk na fi ñun ñëpp war a àndandoo xeexandoo ko parce que tant que xeexandoo wuñu loolu ba mu jóge fii yeneen priorité yëpp duñ ko mën a lijjanti. c'est vrai que palud bi priorité la mais priorité des priorités mooy fexe ba Covid bi jóge fii parce que feebar la boo xam ne buñ jëlee matuwaay yi ñu war a dem mën naa am mu dellu ginnaaw buñ ko deful nag nii la ñu nar a dëkkee ak moom ba tax na dañuy ñaan ñëpp fexe góorgóorlu ba di respecter mesures mais di remercier également waa Sud FM ci invitation bi ngeen ñu invité di leen sant di leen gërëm di rafetlu quand même émission bi ngeen di def saa su ne pour gën a yee askan bi parce que wër-gu-yaram priorité la ci priorité yi tant que amoo wër-gu-yaram doo mën a jàmm yàlla ni nga ko bëggee doo mën a liggéey ni nga ko bëggee ba tax na donc mënuñu lu dul féliciter la di leen encourager di encourager également auditeurs yi nga xam ne ñoo ñu doon déglu di leen sant di leen gërëm vraiment ci déglu bi ñu leen déglu di leen baalu àq aussi ci dérapage wala bu nekkee am na wax joo xam ne jaarul yoon. ñu leen di sant di leen gërëm. jërëjëf docteur Sène ñu fanaan jàmm.